coppiteem constitution bi nga xam ne daal nañ ko amal fële ca pencum ndaw réew ma ci ay bés yi ñu weesu conseil constitutionnel nar na koo càmbar lu ni mel nag la tax mu naram moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye jàpp nañu dëppwul ak constitution loolee tax ba mu dugal ab recours ca conseil constitutionnel daal di sàkku ñu daal di koy càmbara. lu may loolu daañu wax itam ci lu soxal hôpital polytechnique bu Ndakaaru chantier ba nga xam ni ñu ngi ko fay amal maanaam liggéey ba tax na daanaka ay écologiste daal di ci daanaka indi ay mbir yoo xamante ni jàpp nañ ni àndul ak na nga xam ni noonu lañ ko defee jàpp nañ ni nag liggéey ba daanaka wala sax canaux d'évacuation yi nga xamante ni daal nañ ko famal nar naa jur ay gàllankoor ndax salte yi nga xamante ni mu nga jëm ca géej ga lu ni mel tax ba ñuy sàkkoo kilifa yi ñu daal di ci wuti saafara daañu wax itam ci la jotaay xibaar ci lu soxal jafe-jafe yi nga xamante ni dox na diggante comité de développement sanitaire yi ak seeni kilifa la ko waral nag moom moo di neenalu kon comité de développement sanitaire ba nga xam ni moom moo nekk ca centre Mamadou Diop. lu may loolu daañu wax itam ci lu soxal njàng meek njàngale mi ak résultat yu baccalauréat atum 2026 nga xam ni daanaka door na di génn fële ca lycée franco-arabe bu Kër Massar daanaka résultat yi daal dina digg doomu ñuy xaarandi nag daanaka mbirum deuxième tour yi ngir mën a am lu ci gën a leer mbokk yi bu ko defee ponk yi ñoo gën a fës ci bopp xibaar yi léegi-léegi ñu àttal ko. coppiteem constitution bi nga xam ni daal dinañ ko amal fële ca pencum ndawum réew ma njiit réew mi Bassirou Diomaye Faye jàpp na ni daanaka dëppoowul ak constitution lu ni mel tax ba mu saisir conseil constitutionnel ngir fas yéene daal di koy càmbar daal dina kon yónni kii di maître Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye mi nga xam ni daanaka moom moo dugal recours bi ci turub état bu Sénégal la ko waral nag moom moo di ŋàññ procédure bi nga xam ni jàpp na ni jaarul yoon ñuy sàkku nag ñu daal di koy càmbar ci diirug juróom-ñetti fan daal dinañ jébbal ay dossiers yu fasantikoo ngir ñu daal di koy mën a càmbar. junjoon naa leen ko ci bopp xibaar yi fële ca hôpital polytechnique bu Ndakaaru chantier ba nga xam ne ñu ngi ko fay amal ndar naa juri ki gàllankoor bu ñu sukkandikoo ci ay écologiste seen xel màcc jëm ci wàll yi la ko waral nag moom moo di canaux d'évacuation yi nga xamante ni jàpp nañ ni daanaka salte ba dana jëm ci géej gi lu ni mel nar a jur gàllankoor ci askan wi. su dee lu ñuy tabax hôpital polytechnique bu Dakar jur na mbégte ci ñenn ñi ñeneen ñi tàmbale nañ cee fësal seen njàqare ndax système d'évacuation bi nga xam ne ni moom la ñu tëral ngir ndox mi fay bàyyeekoo ñu yóbbu ko ci biir géej. ñi li ñu gis nii tey doy na waar que dañ ci tiit nañ ko taxawal ba mu dugg ci ndox mi di koy yàq parce que dafa ñu jëm ak moom du neex te ëllëgu mool gi wóoratul di géej gi absorbé doy na sëkk ni géej gi amee jafe-jafe doy na sëkk. bu ñu sukkandikoo ci écologie si acteurs littoral yi ak membre communauté yu ne ci corniche est bu teeru Baysoo gi li ni mel day am lu bare lu mu gàllankoor ci géej. ni mbir mi tëddee nii ci li ñuy liggéey moo tax ñu interpellé état du Sénégal que ne exécution bi ñuy def nii ñun dañ ko opposé wu te nañ ko arrêté parce que ñu ngi géej gi nekk exécutoire ñu jël ay déchets ki traitement di ko dugal ci ndox mi loolu. ñun moo ñu tax a toote. loolee tax ba ñuy artu nguurum Sénégal ngir mu xoolaat projet boobee ba li nga xam ne ni moo ci war a indil ay jafe-jafe géej gi ñu mën koo fag. autorités yi ñuy interpellé nag ñu ngi leen di xamal ne étude bii dañu ko xoolaat te exécutoire bi jëm ci ndox mi géej gi du poubelle géej gi du mbëbës la mu laaj nañ ko jox parce que Sénégal dafa engagé wu ci ay convention Sénégal dafa engagé wu ci COP yi dafa engagé wu ci. engagement yi de Paris war a sàmm alam gi géej gi jéeri jeeg jaww ji. gannaaw ñoom ñi la nag jot nañoo waxtaan ak kilifa yu ngànk hôpital boobee naam mujjeew ñu leen am waaye ñenn ñi di xam ne ni rek ni jël nañu matuwaay yëpp ba lépp li nga xam ne ni moom lañ ciy ragal mu bañ a am ñu bañ ko cee gis. ñu wax ci jafe-jafe yi nga xam ne dox na diggante kon comité de développement sanitaire bu district bu Ndakaaru ak seeni kilifa la ko waral nag moom moo di neenalu ko comité de développement bi nga xam ni nekk na fële ci centre de santé Mamadou Diop mu di dogal boo xam ni ànduñu ci benn yoon. gannaaw seen jannoo ak taskatu xibaar yi réseau bi ngànk comité de développement sanitaire district bu Dakar daal di nañ dellu si jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom lañ nekk di jànkonteel jamono ji si seen liggéey. lors du renouvellement. compte yi nga xam ne nii bilan bi nga xam ne dañu ko durant 6 ans yëpp dañoo gis ne dafa xaw a tey suñu xel. ci lu ñuy naqarlu mooy tas bi nga xamante ne ni moom lañ bëgg a def lii di comité de développement sanitaire ñeel centre de santé Mamadou Diop bi nga xamante ne ni kii di sous-préfet Grand Dakar moo ko bëgg a def. réseau bi ci 6 ans yi def na
benn bilan financier de 1 milliard 569 millions de bilan financier ci loolu ñoom ñu ne dépensé nañ ci 1 milliard 538 millions te lu ñu dépensé lépp amul benn pièce buy justifier que ni dépense bi def nañ ko tel jour wala jox nañ ko kii wala kii que ce soit. ñoom ñi leen nag di dénoncer it comité ad hoc bi nga xamante ne ni moom lañ daal di installé ñi yëgle ni boobule décision jamono ji mu ngi ci yoon wante it di naqarlu anam bi nga xamante ne ni noonu lañ bëgg a remplacer kii di secrétaire exécutif u réseau bi. ki nga xam ne moo jiite suñu réseau bi muy madame Fanta Mané nga xam ne ni moo nekk la secrétaire exécutif Mamadou Diop en quelques semaines le sous-préfet dafa dissoudre CDSM. ñu nekk ci combat bu paree guñu même pas une semaine mu jot benn notification venant du préfet que dañ koy remplacer par son TG par son SE adjoint. Alors remplacer cela ne justifie pas la reddition des comptes. jamono ji nag mbir yi daal dina tàng lool seen biir wante fas yéene wuñ bàyyi benn yoon tax ba jamono ji ñuy woo autorités yi ngir ñu daal di say dugal seeni loxo ndax jamono ji lu ñuy dund metti na lool. ñu des ba tey ci wàllum wér-gu-yaram wax ci kon journée de consultation gratuite bi nga xam ni parti tabax daal dina ko amle mu di bis boo xam ni dañ cee daanaka saytu wér-gu-yaramu askan wi te duñ fay dara mu di la kon bis boo xamante ni daal dina am ci njiitalu ko Néné Awa Ndiaye lañ ca jublu nag moom moo di gunge kilifa yi ci wàllum wér-gu-yaram. askan wi lii seen njariñ mooy faj ndax dëkk bi ñëpp wéradi yu bëri dañoo wéradi seen doole jotu seen ginnaaw. moo tax tey ñu woote fii pour jàppale leen faj leen ci gratuite. waa ñi ñëw fii ëpp nañ 100 nag. te ci suuf mi ngi fees dell ñu ngi xool sax ba xam dañ koy continuer voilà xam naa dañ koy continuer dimanche prochain peut-être dinañ jéem a mayaat leen beneen journée. parce que lii sa yaram sax day daw. ndax da ngay gis ay mag yoo xam ni mënuñu sax dox. ñëw tey di faj ci seeni bët vraiment loolu moom daf ñu touché. suñ sañoon ñëpp nekk ci wér. loolu moo tax ñuy def li tey kenn du leen ko fayal parce que dañ lay may verre yi consulter la ku ne xam na ni bët dafa cher tey nga am consultation rek yombul. ñu wax ci leneen gouvernement bi mu ngi wéyal jéego yi nga xam ne mu ngi koy teg jëm ci assainissement bu mbirum suuf ginnaaw kon audit yi nga xam ne daal na ko defoon ci atum 2024 daal dinañ ubbi xët wu yees jagleel ko ñi nga xam ni daanaka am nañ ay titre foncier fii ci réewum Sénégal ñu ngay fàttali ni daanaka dakkal nañ liggéeyum tabax ci bépp bërëb boo xam ne daanaka du nañ ko baaraam fii ci Sénégal. gouvernement bi bëgg nañu baral seen tànk ngir indi ay solution ci coow mi nga xam ne jëm na ci wàllum suuf si sa Ndakaaru Thiès ak Saint-Louis ci ab communiqué secrétariat général gouvernement bi daal dinay xamle ne dinañu amal beneen phase audit jëm ci wàllu foncier bi maanaam daañu woyal liggéey boobu nga xam ne tàmbali woon nañu ko ci ndorteelu ko atub 2024 ngir identifier irrégularité yi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci ni ñuy joxe suuf si gannaaw ndogal gu bawoo ci limaan jurin ya comité de suivi bi dina finaliser maanaam dinañu pare lépp li jëm ci wàllu ay audition fii lak njeexitalu atub 2026 luñ ci jublu nag bokk na ci delloo suuf si ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo teg ci itam sécuriser juridiquement li ñuy dippee opération d'aménagement kilifa yi di xam ne nag ñamu concerné daal moo di ñi nga xam ne dañoo am ay parcelles ci ay anam yu leer te mu doon itam ay parcelles yoo xam ne amul benn coow yiñ ci lam-laamee kilifa yi yemuñu ca ndax nag niilal nañu ay projet d'aménagement fole sa nouvelle ville de Thiès waaye it yenn ci ay partie aménagement ya nag fole sa Guédiawaye Yeumbeul Malika ak Tivaouane Peulh gouvernement bi nag nee na dafay gunge collectif yi ak particulier yi nga xam ne ñoom la concerné maanaam ñi nga xam ne dañoo am seeni ay parcelles ci ay anam yu leer nee nañu ñoom ñooñee dinañu leen woo kenn par kenn ngir ñu régulariser seeni ay parcelles wala it ñu am li ñuy dippee mais levé waaye nag gouvernement bi nee na audit yi dafay wéy te it chantier yi ñu arrêté woon yépp faaw ñu xaar ba procédure bi jeex door a tàmbaliwaat liggéey bi ndax nag lu ko mooy nee nañu képp ku def naka su dul noonu yoon dina dal sa kaw.
ci tënk ci wàllum kaaraange xeexum mbëkk mi mu ngi wëy itam fii ci Sénégal brigade territoriale bu Thiaroye ànd kook gendarmerie nationale daal dina teg loxo lu toll ak juróom-benn fukk ak benn ci ay candidats yoo xam ne bëggoon nañu tukki jëm bitim réew jóge woon fële ca Gambie daanaka daal dinañ teg loxo bato bi nga xam ne moom la ñu duggoon daal di koy mujjee daal di remorqué ca ñoom nemmeeku nañ ni daanaka fanweer ak ñeent ay sénégalais lañ lu toll ak ñaar fukk ak ñaari Gambien ñeenti Malien ak benn Guinéen ca ñoom daanaka fukk ak ñaar ay jigéen lañ ak kenn ko xam ni ndaw la toll ci ñaari at. ñu wax ci leneen mu di kon Amnesty International bi nga xam ni mu ngay sàkku ñu daal di teggi loxo kii di Ahmed Sombi nekkoon jiitu réew foofee ca Comore la ko waral nag moom moo di wér-gu-yaramam ba nga xam ni daanaka mu ngi tagga témbe ci ab conférence de presse di Gassama di directeur kon Amnesty International bu Sénégal mu ngay sàkku ñu daal di koy bàyyi ngir mu mën a kon dem faju ji bitim réew. Mohamed Abdallah Sambi nekkoon na président Comore président bu bees bi nag daanaka maanaam ragal ko rek ndax nit koo xam ne su génnee mbooloo mi wër ko ah n'est-ce pas loolu rek moo tax ñu téye ko loolu nag lañu considéré comme étant menace de trouble à l'ordre public loolu groupe de travail des Nations Unies la détention arbitraire maanaam kuréel boo xam ne Nations Unies moo ko taaw pour muy saytu ni ñuy jàppee nit ñi ni ñuy téye nit ñi groupe boobu wax na en 2018 déjà que loolu du raison boo xam ne état war na ci sukkandiku pour jàpp nit te ñu recommander gouvernement comorien pour que ñu bàyyi ko non seulement dañ ko war a bàyyi waaye dañ ko war a ndàmpal ni ñu ko téye de façon arbitraire depuis boobu gouvernement Comore respecté wul décision boobu te loolu war nañ ko ñaawlu bu baax parce que Comore dafa bokk Nations Unies en tant que état membre des Nations Unies li Nations Unies dogal n'est-ce pas war na ko appliquer moo tax ñu ngi interpeller tous les autres chefs d'État africains pour que ñu def pression sur le gouvernement des Comores pour que ñu respecter décision boobu mais surtout pour que ñu bàyyi président Sambi mu dem faju parce que li nga xam ne moom la am feebaru xol loolu du feebar bu tuuti ni ko président bi fa nekk tey di wax du feebar bu tuuti du booboo kon nañ ko bàyyi mu dem faju parce que suñ ko bàyyi mu faju li ko munta daal n'est-ce pas ñoom ñoo nekk les responsables. wax ci lu soxal njàng meek njàngale mi fële ci lycée franco-arabe complexe bu Kër Massar daal dañ nemeeku ni daanaka résultats yi daal dina diggu doomu lu ni mel ñu nemeeku ci série L yi ci série S yi nag résultats yi daal dina gën a baax kon kilifa école ba di xaarandi résultats yi nga xam ni mën naa tukkee ci second tour yi ngir gën a mën a xayma résultats yi nga xam ni tukkee na ci l'examen bi le ëllëg proclamation résultat premier tour ñu daal di fekk ay nouveau bachelier yore seen relevé de notes ñenn ñi daal dinañ ñëw ngir récupérer seen bos ngir waajal second tour bi administration bi ñëwaat na ci li nga xamante ne mooy résultat premier tour bi. centre bi ñu am dafa am ñaari jury mooy jury 1160 ak 1161 jury 1160 bi nga xam ne moo nekk fii ci enceinte bi ngi doon am série S2 ak série L'. bu dee ci série S bi résultat yi vraiment baax na waaw parce que déjà ñi admis d'office ñoom ñoo ëpp ñi dem second tour jury bi nga xam ne L' la moom moo ëppoon ay candidats 284 la ñu woon waaw mais bi ñu composé ba pare 55 daal ñoo am au premier tour 95 yi dem second tour waaw loolu nag résultat yu faible la vraiment waaw ba boo demee ci jury 1161 bi tamit waa L2 ñoo fa nekk ñoom ñoo ëpp foofu ak L'. L' bi 78 lañ waaw ñoom 78 yi ci premier tour bi 15 ñoo ci am léegi 31 yi dem second tour. waa L2 yi sur les 293 45 ñoom ñoo am au premier tour 103 yi war a dem defaat deuxième tour yi. l'administration bi jàpp ne premier tour bi résultat bi demeewul noonu wante am nañu yaakaar. ne second tour bi bu jeexee ñu boole lépp résultat yi dana nekk lu gën. waaw l'espoir est permis am nañ yaakaar ndaxte dëgg la parce que résultat yi daaw yi. dafa moo gën a baax yooyu gën a baax que résultat yi ñu am ren. ni mu demee nii bu ñu ñi dem deuxième tour ci suñu xale bu ñëpp jàllee rek mun nañu xaw a bu ñu gardewul suñu pourcentage yu at bii ñu génn. dinañu bu daaw bi dinañu xaw a jege
résultat yu xaw a performant. ci fàttali lycée franco-arabe bu complexe bu Kër Massar bokk na école yi nga xamante ne ñoo gën a xarañ ci l'académie bi. chaîne de télévision 7TV daal dina dalal ay étudiants yoo xam ni tukkee nañ ci réewum Amérique lu ni mel nag soxal programme boo xam ni ñu ngi koy doxal soxal kon média ak démocratie fii ci Afrique sowu jant mu di kon visite boo xam ne daal nañ ko amal ngir saytu liggéey bi naka lay demee. Une visite très importante. waaw visite bu am solo la ci ñi nga xam ne kat ñooy ay étudiants bàyyi ko ca Lauder Institute nekk ca université bu Pennsylvania ca États-Unis waaye itam di daal di yëngu ci wàllum démocratie ci li nga xam ne mooy rôle wàllum jàmm ci gën a dëgëral démocratie ci yenn ci ay dëkk. 4 pays notamment le Sénégal. Ils viennent du Rwanda, ils ont visité le Kenya, ils vont en Afrique du Sud. ñoom nag dañuy wër ay dëkk yu nekk ci dendu Afrique lu ci mel ni ñeent rek rawatina Sénégal ak Rwanda dem nañu tamit Kenya ak ci Afrique du Sud waaye tam ngir wan a mane rek ne am na lu am solo loo xam ni dëkk ñu ngi koy daal def waaye tamit ci li nga xam ne daal mooy jafe-jafe ci taskati xibaar nekkee ak it ci yenn ci ay dëkk waaye tamit jot nañ ci waxtaan lu bare bari ci wàllum liberté ak indépendance. Auquel la presse est confrontée dans notre pays. Oui, selon les discussions qu'on a tenues, je crois que. di waxtaan wi ci suñu diggante ak tamit mel société tamit di évoluer waaye tam ci ban xar kanam la presse africaine am ak atteinte yi nga xam ne moo delluwaat yenn ci ay aspect ngir liggéeyam gën a ñoŋ. Les sociétés occidentales, on a parfois cette image que la presse africaine. tey jii nag moom tax na ñu daal di gën a am ay leeral yu nga xam ne day tax tamit ñu gën a jàpp lii nga xam ne mooy wàllum presse waaye tamit ngir ñun gën ñoo mën a informer bu baax a baax. D'autres appréhensions par rapport à cela et de mieux nous informer. wax ci wàllum koom-koom fële ca Dagana ay kuréelu jigéen daal dinañ jot ay équipement yoo xam ne jëm na ci seen liggéey lañ ca jublu nag moom moo di gën a kon wàññi njëg ya jaaree ko ci transformation produits locaux yi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci seen gox. On a pu former des GIE d'abord après waa GIE seen boobu ñu former leen encore jàngal leen yéen nii def rek lu ñuy aral ñu def lépp ñu jàngal leen ko tey ba xam tey machine su ñëwee tey dina loxo yi mu tegu. daanu xam kat loxo yi muy tegu loxo yu am solo la loxo yi xam ni xam nañ li lan la xam na valeur lan la le rendre leur liberté bëgguñu di ñoom ñuy dépendant on veut rendre leur indépendance duñu bëgg ñoom ñu demal seen bopp ba former yeneen jigéen local beeg entretien beeg ñun ñooy installé ñu def lépp ba pare dafa am comité de suivi boo xam chaque mois dañu ñëw di topp machine taal baax la suy wallu ji day ñëw ba Dagana doog a wallu fay 300 Jakarta 300 dellu si muy 600 francs su benn àndaaru dugub bu jar 800 kon fu ñu vieille indil ñun soxla war nañu ko. machine yi nekk machine boo xam ne machine dafa am solo ndax tey arawu mango bi mën nañu ko def ci Dagana ndax machine bi tey blé bi noonu la naqaree defar mën nañu ko defar ndax machine bi ñebbe bi tamit mën nañu ko cere mën nañu ko araw ndax machine bi. xibaaru bitim réew ay jafe-jafe daal dañ ko nemmeeku diggante Paris ak Ouagadougou la ko waral nag moom moo di délai bi nga xam ne joxoon nañ ko ay diplomate yu Burkina Faso ngir ñu génn réewum France daal dina jeex ni ki démb. mi combaalo ci wàllum diplomatie ma nga daal di am ci diggante Burkina Faso France ba tax na kat am na benn jéego keroog rek ci guddi gi délai bi nga xam ne fixé nañ ko ca diplomate burkinabé teew ca France ngir mën a génn ci territoire boobee loolee daal jeex na ba tax na kat àpp mba jot na waaye ginnaaw ndogal bi nga xam ne moo tukkee ca Ouagadougou daal di fas yéene dakkal relation diplomatique diggante moom ak Paris waaye mesure boobee daal mi nga am ay fan ginnaaw départ yi nga xam ne moo ñeel diplomate yi France ca Burkina Faso waaye tamit day daal di nekk rek aboutissement wala jeexital ci processus bi nga xam ne dañ ko engagé ci 26 juin ba tax na autorité burkinabé yooyu daal dañoo annoncé woon seen rupture unilatérale ci relation mi nga xam ne moo dox ci diggante ñaari dëkk yi ba tey Ouagadougou daal di accusé Paris daal ci wàllum activisme moo nga xam ne daanaka amul àpp ci li nga xam ne daal mooy intérêt waaye jàppal tànk ci ay réseaux subversifs yoo xam ne ak accusation yoo xam ne gis na ne daal loolee réewum France da ko daal di dàq Quai d'Orsay daal di wax ne kat day daal di ñaawlu attaque terroriste yi nga xam ne moo daal di am waaye tamit di fësal jàppalandoo askan wi wàllum ñàkkum kaaraange ba tey rupture boobu daal mi ngi am ci contexte bi nga xam ne daal xóot na lool ci wàllum repositionnement diplomatique ci diggante Burkina Faso waaye itam daal di marqué ay départ yu nga xam ne mooy takk der réewum France waaye gën a jege ay partenaires yu ci mel ni Russie.
mbokk yi bu ko defee kon fii la ñu yem ak yéen ci la jotaay xibaar leen sant bu baax ci teewlu bi leen jox dig daje ëllëg incha allah ci yeneen jotaay jaa ngeen jëf.